ñuy dugg ci atub 2022 loolee tax ñuy dellu si waat ci li nga xamante ni fes na lool ci goxu wàllu yi ci at mi ñuy weesu mu di nag lu jëm ci wàllu mbay yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko ŋànk ñu jàpp ci kenn ci ñoom moom moo di Sayet bi fare fii ñu gën ko ràññee moom moo di délégation bu Dagana ñu delluwaat nag ci activité yi nga xamante ne def na ko ci atub 2021 bi li ci jiitu ñu mën a jàpp li ñuy duppee activité de planification waaye nag programme d'intention de mise en valeur mu di naka la ñu tegee jéego yi jëm ci campagne boobee rawatina nag ni nga xamante ni moom moo di saytu gi nga xamante ne def nañ ko te it mu di yéene bi nga xamante ni baykat yi amoon nañ ko jëm ci wàllu contre-saison chaude ak hivernage ak saison sèche froide bu 2021. gannaaw loolu ñu jàppaat li nga xamante ni moom moo di programme de dératisation moom moo nga xamante ni moom moo di xeex lii nga xamante ni moom moo jëm ci wàllu janax yi ak kaña yi nga xamante ni ñoom ñoo doon yàq mbay mi loole nag ràññee nañ ci sax li nga xamante ni kii di directeur général bu SAED moom jotoon na wàcc ci terrain bi en mission d'urgence ngir gën a sóob loxoom bu baax ci liggéey boobule Aboubacry Sow ci ay kàddoom moom it dellusiwaat na ci leeral jëm ci wàllu woowee. alam janax yi commencé yàq mu def vidéo envoyé ko yàlla def man ma jot vidéo bi ma ko jotee nag bi ma ko xoolee yàlla xam na ne sama xol naqadi woon na parce que xam naa janax ni mu mel dafay yàq te bu yàqee yàq bu metti lay doon parce que déjà daaw gis nañ liñ ci dund bu nekkee ren encore ñuy dem ba tollu fii janax yi noro faagaagal seen liggéey yëpp loolu metti la moo tax tey ji ma xëy suba arrêté li ma doon def yëpp ne damay ñëw xool lan la xool ban solution lañ ci mën a def balaa affaire bi di gën a yàqu loolu moo tax ma ñëw bi ma ñëwee fii mu won ma ko bi ma ko wanee aussi li ma gis la lu wóor la ni yàlla def aussi ma ànd ak DPV Medoune Diop bi nga xam ne moo toogal fii DPV même bi may ñëw sax directeur général am ci boppam woona ma wax ma yëg na ne maa ngi fi ñëw donc bi fi ñëwee aussi gis naa ne effectivement janax yi am na lu ñu commencé yàq ma wax nag nañ ci taxaw nu mu gën a gaawee tey jii produit bi nga xam ne DPV indi na ko ci otom nañ ko jox Mansour traité toolam bi ba pare conseil yi ak baykat yi fi nekk yëpp nañu wër tool bi yëpp xam fan moo amay problème évaluer ñaata la ñuy soxla ci produit ñu wut ko. naka noonee ca weneen wàllu wa ki nga xamante ni moom moo di ndawam ci délégation bu Dagana di madame Ndoye moom it wéyaloon liggéey boobee bu baax. lu jëm nag ci wàllu programme de réflexion yi nag ñu jëmmal ko bu baax ci at mi nga xamante ni moom moo di atub 2021 ginnaaw jéego yooyu nag ñu tàmbali li nga xamante ni moom moo di tournée de suivi mise en valeur bu contre-saison chaude 2021 loolee tax nag ñu dem fépp foo xamante ne baykat yi ña nga fa ci délégation bu Dagana ngir xool nag li nga xamante ni jotoon nañ ko tàmbali ci contre-saison chaude bi naka la culture yi mel waaye nag ana yan taxawaay lañ ci war a am ngir mu gën a ñoŋ. globalement li ñu mën a retenir ci secteur bi ñoom seen intention de mise en valeur révisée yi mi ngi ci 6032 hectares à cette date presque près de 1810 hectares offseté nañ ko déjà semis yi sax am na ñu commencé démarrer pour wax que ni vraiment campagne baa ngi installé wu. donc xam naa ni li ci des moom mooy dernier réglage yi rek fi ñu jaar yëpp kaa yaa ngi ci biir ñu ngi jël les dispositions pour que vraiment que la mise en place soit effective ak intégralement dans le secteur de Diama. léegi globalement nag li ñu mën a retenir pour cette campagne d'hivernage pour la délégation yëpp seen intention de mise en valeur révisée yi ñu ngi ci pratiquement 12 897 hectares bi ñu ko xaymaa ci besoins yi en engrais aussi daañu soxla 3869 tonnes d'urée DAP aussi daañu soxla 1298 tonnes de DAP. ginnaaw loolu nag niñ koy defee ci jamono bu nekk bu ñu demee ba mbay mi tàmbalee xaaj ñu def nag lu ñuy tuddee suivi évaluation maanaam xool mbir mi fiñ ko tàmbalee woon ak fi mu yam lan moo ci jéego
lamit lan lañ ci war a yokk loolee nag ñu toftal ko ci li nga xamante ni moom moo di commune yi te it ñu jàpp ni war nañoo ci waxtaanee sax li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllu récolte yi naka lañ ciy taxawee ngir mu gën a ñoŋ loolee nag di loo xamante ne teeloon nañ ci jël ay jéego ngir nag li jëm ci programme récolte bañ a am jafe-jafe mu doonoon nag jataay boo xamante ne dajale woon nañ ci partenaires yi moo xam muy collectivité territoriales yi jaarale ko ci maire yi ak it ñi nga xamante ni ñoom ñoo di prestataire de machine agricole. gannaaw bu ñu defee trois jours de réunion sectorielle ñu dem ci secteurs yi tenir ak ñoom des ateliers préparatoires des récoltes de la saison sèche 2021 ak waajtaay hivernage 2021-2022 globalement nag li ñu mën a retenir ci synthèse bi mooy ren ci compte saison chaude 2021 délégation Dagana mettre na en valeur pratiquement 31 070 hectares loolu nag méngoo pratiquement à un taux de réalisation de 93% par rapport aux intentions de mise en valeur yi nga xam ni producteurs yi affiché woon nañ ko ren boo ko comparé par rapport ak daaw nag moom am nañu une légère baisse par rapport ak daaw mais loolu li ko andi moom mooy en tout cas contexte difficile bi nga xam ne dund nañ ko daaw ba mu jural béykat yi ay bor ñenn ñi am difficulté wu crédit mais beneen bi ci des mooy casier Grand Digue Telel xam ngeen ne dafa nekk en réhabilitation casier de 2500 hectares demoon daaw te demul ren ak aussi en tout cas la CASL mi nga xam ne vraiment dañu réviser à la baisse seen intentions de mise en valeur jóge ci 1800 hectares ñëw ci 350 hectares et que vraiment loolu yëpp dafay wone encore une fois yooyu maanaam ñoom ñoo waral légère baisse bi nga xam ni am nañ ko ci compte saison bi. ci loolee nag ñu mën ci ràññee tamit beneen programme boo xamante ne fesoon na lool ci atub 2021 moom moo di suivi DCC Kafasi plein champ mu di ay test yoo xamante ne dafa jëmoon ci ay semences yu bees yoo xamante ne doon nañ ko amal àndoon ci nag ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa ISRA ak projet bi nga xamante ni moom moo di Kafasi mu di nag tournée yoo xamante ni amal nañ ko fu nekk ci délégation bu Dagana ci biir tool yi laata nag ñuy def li nga xamante ni moom moo di journée de dégustation bi nga xamante ni jotoon nañ ko amal ci locaux yu SAED. Kafasi nag jóg pour maintenant saytu ñaari xeetu variété ñu koy wax ISRI 6 ak ISRI 7 ISRI 7 sax nee nañ ISRI 7 sax variété aromatique léegi nag ren programme boobu aussi ci ñaari volet la benn volet bi dafa nekk production de semence beneen bi nekk vitrine production de semence bi aussi li ko tax a jóg mooy bu ñu saytoo variété bi ba ca tappaadaw la fekk aussi parallèlement aussi kenn du waxati problème mu disponibilité wu semence dellu si waat ci vitrine yi rek vitrine yi au niveau de la délégation am nañ ci 8 parcelles de démonstration foofu aussi vitrine yi beneen aspect bu am solo bi ci nekk mooy en 3 phases la ñuy def suivi bi day am suivi au niveau périmètre suivi au niveau usine mais suivi aussi ci dégustation bi donc léegi niveau paramètre nag niveau périmètre liñ ci gisagum aussi en tout cas dal na xel parce que variétés yi joxe nañu gis nañu aussi c'est des variétés à cycle court ñenn ñi nee nañ sax par rapport ak seen port nga xam ne dafay gêner le développement des mauvaises herbes ñeneen ñi sax seetlu nañ ci loolu donc mu nekk ay ngëneel yu am solo yoo xam ne commencé nañ ko cee gis li ci des nag mooy buñ ci paree topp ko à l'usine xool le coefficient de transformation lan lay joxe parce que rizerie bi aussi da ci am wàll mais bu ñu paree aussi def des séances de dégustation aussi par rapport ak pour régler wàllu problème du consommateur donc programme Kafasi bi jóg na pour régler en réalité problème bu bëree bëri. ginnaaw loolu nag ñu amal li nga xamante ni moom moo di tournée de suivi mise en place bu jëm ci wàllu hivernage mu di nag saytu bu baax naka la ñuy taxawalee jéego yi nga xamante ne day jëm ci wàllu mbayum hivernage bi ngir nag lépp loo xamante ne jafe-jafe la ñu mën ko waajal te it mën ko lalli ba nga xamante ne baykat bi dina mën a nekk ci condition yu baax ba mën a def campagne bu am solo. mise en place su campagne d'hivernage bi tey ñu ñëw ci secteur Dagana. secteur Dagana nag liñ fi gisagum quand même dal na xel parce que ñoom ci seen prévision nee nañu am nañu yéene def 1300 hectares loolu sax bu ñu mottalee yéene boobu dana ëpp par rapport ak li ñu defoon daaw parce que daaw ñu ngi woon ay aux alentours de 1150 hectares yooyu ci campagne hivernage loolu nag ren ñi ko bëgg a andi mooy DASD SP3 ak Dagana B ak Dagana A ak les privés. donc loolu nag nekk li nga xam ne en tout cas gis nañu leen ñoom ñëpp ñaax nañu leen aussi ñenn ñi door nañu sax bu yàgg ñenn ñi aussi ñu ngi ci yoon donc dootul yàgg en tout cas mise en place su hivernage bi dina effective intégralement ci biir secteur Dagana
léegi nag secteur Dagana nag dafa am ay xeetu pratique yu bari yoo xam ni producteurs yi ñu ngi ko fiy jëfandikoo mu nekk ay xeetu stratégie d'adaptation maanaam jaar nañu ci DASD SP3 ñoom d'habitude chaque at daañu def ñaari campagne li ñuy wax double culture mais ñoom dañuy taamu di dem saison sèche froide ak hivernage loolu nag ñu gis ci ay ngëneel yu am solo parce que da leen di permettre ferñeent yiy jógee ci saison sèche froide bi notamment le 923 tan gis nañ ni aussi maanaam dafay impacté bu baax a baax ci rendement yi d'ailleurs moo tax secteur Dagana bokk na ci ñiy gën a génne rendement yu baax en campagne d'hivernage. beneen jéego bi nga xamante ni moom la ñu tekk moom moo di tournée de sensibilisation bi jëm ci wàllu gestion bioagresseurs moom moo di li nga xamante ni moom moo di yenn mbir yi nga xamante ni ñooy yàq gàncax gi lu jëm ci weer yi lu jëm ci piqueur suceurs yi ak yeneen ñu ci doon ñaax ñi nga xamante ni ñoom ñoo di baykat yi waaye nag mu nekkoon jéego boo xamante ni ànd nañ ci ak ay partenaires yoo xamante ne ñoom ñoo yëngatu ci wàllu wi te yor nag produit de traitement yi nga xamante ni ñoom ñooy xeex ak wàllu yooyee. bi am na importance am na solo lool dans la mesure où dina permettre SAED ak pour partenaires yi ñu diagnostiquer problème yi maanaam ñu saytu tool yi gis réellement jafe-jafe yi baykat yi di jànkonte ci ñax yi bu ko defee ñun suñu rôle mooy bu ñu sukkandikoo ci jafe-jafe yooyu ñu uti ay solution yu nga xamante ni dinañ ko mën a teg ci loxoy baykat yi pour que ñu faj seeni aajo si loolu lañ nekk. donc tournée bi dinañu mën a permettre déjà à partir de déjà kon saison bi di ñëw ñu commencé andil ay innovation pour maanaam ñax yi nga xamante ni dañuy sonal baykat yi yëpp ñu féete boor. leneen lu ñu ràññee ci loo xamante ne SAED délégation bu Dagana jëmmal na ko ren moom moo di jéego bu yees boo xamante ne dafa jëm nag ci formé waat ñi nga xamante ni ñoom ñoo di pompiste yi ndax nag bu ñu xoolee ni xarala moom day jëm kanam ci jamono bu nekk kon nag tàggat ndaw ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor liggéey yooyee ci jamono bu nekk ngir seen xam-xam tolloo ak jamono day daal di doon wareef loola tax SAED délégation bu Dagana am ci taxawaay boo xamante ni wane na ko ci mu di programme boo xamante ni jotoon nañ ko amal ci Ross Béthio amal ko ci Richard Toll amal ko ci Dagana. ëpp nañ téeméer ak fukk nit yoo xam ne ay pompistes lañ ak ay responsable d'irrigation ñu war ko ànd nag ak la DAM ak la DAIH mais la direction générale accompagné ñu ci jàppale ñu ci mise en œuvre jàppale ñu ci réalisation activité bu am solo boobu. série d'ateliers de formation boobu nag li ko sabab. bokk na ci dañu seetlu ni ceeb bi ay charge am dañu bari te charge yi nag ay pàcc yu bari ëmb ko mais ñu jël ci benn pàcc rek muy ndox mi pàcc boobu ñu ci jël nag mu nekk pàcc bu clé mu nekk pàcc bu stratégique aussi parce que nit mën na béy sans suuf waaye mënul béy sans ndox ñu gis ni pàcc boobu ñu ciblé muy ndox mi nekk na pàcc boo xam ne aussi mën nañ ci def ay jéego mën nañ ci def ay marge de manœuvre yu ñu mën a permettre ñu wàññi bu baax a baax les charges de production yuy tax aussi baykat bi mën a am yaxanal ci posam léegi nag looloo tax parce que bi ñu xoolee wàllu ndox mi buñ ko xoolee ci ay ñetti fànn yu gàtt rek boo xoolee ci coût hydraulique bi selon taille union bi wala selon ajustation de pompage beeg yooyu seen ay coût hydraulique boo xoolee li ci pàcc ndox mi di jël léeg-léeg day dem ba ay 40% wala sax mu romb ko selon taille station bi wala selon âge station bi loolu nekk benn coût bu élevé mais beneen bi ci des aussi mooy sunu bilan d'eau ak d'énergie pilote yi nga xam ne dinañ ko def ci yenn station yi ku mel ni Ndelle ak Bundum mu wane ni aussi ay manquements yu bari da ciy feeñ ba di leen jural ay pénalité te pénalité yooyu aussi nekk ay surcharge yoo xam ne dafay yokk ci maanaam coût production wu kilo de paddy bi. ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo di groupement féminin yi ñoom it desuñu ginnaaw ndax nag SAED jox na leen seen wàll ci mission bi ndax li nga xamante ni moom moo di formation ci wàllu transformation ay fruits ak légumes amal nañ ko bu baax fi nga xamante ni moom moo di ci délégation bu Dagana ñu ràññee ci bu baax li nga xamante ni jot nañ ko amal ci Richard Toll amal ko ci Ross Béthio.
ku ne xam na ni nag mbay mi buñ koy wax wàllu koom da ci am solo loolee tax nag SAED taxawal nag tamit loo xamante ni moom moo di wàllu li ñuy tuddee suivi de crédit te it moom moo di ñi nga xamante ni moom moo di wàllu koom gi nga xamante ni moom la baykat bi di bayee mu moo di wàllu crédit bi nga xamante ni day jógee ci banque agricole SAED wane ci taxawaay bu am solo ànd ci nag ak partenaire bi nga xamante ni moom moo di banque agricole moom mi nga xamante ni moom sax la ñuy wax le financier vertueux mu am tamit taxawaay boo xamante ni wane na ko ci jamono yi anu 2021. producteurs yi monsieur le maire ak ñoom ñëpp a ngi fi vraiment di wax ni daal en tout cas réunion bu am solo la parce que tey soo xoolee ñun ci wàllu bi ñu gën a féete muy wàllu financement ñëpp relevé nañu effort yu mag yi nga xam ni banque bi def na ko parce que daaw kenn umpale wu ne dañu amoon ay jafe-jafe yu mag ci campagne yi passé ci 2020 bi ba tax na bàyyi nañu certes amoon nañu ay MP yu mag a mag ba ñëpp tiitoon ne ren jii gëmuñu sax ni banque bi dina mën a accompagner waat producteurs yi ci campagne bi mais banque bi quoi qu'on puisse dire def na effort yu mag a mag di ci remercier aussi suñu direction générale parce que aujourd'hui aussi biñ leen eggee suñuy jafe-jafe ak yooyu noonu yëpp aussi dawal nañ compréhension bu mag def sax loo nga xam ne ñun kenn yaakaaru ko woon waaw ba tax na aujourd'hui loolu moo waral ren campagne bi yaatuwaat nii mais ren ji ñëpp dañu waxoon ni campagne kenn du dem waaw boo yaakaar naa ni relevé woon naa ko ci réunion yi passé li ñu def ci moratoire xëy na buñ ko mësee def aussi néew na luñ ko def parce que ren jii rek boo jëlee def nañ plus d'1 milliard de moratoire. lu jëm nag ci wàllu divagation yi mu di wàllu ruur yi amal nañ ci atelier boo xamante ne toog nañu waxtaanee ko ngir nag naka la ñuy def ba li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllu taxawaalu yooyu nga xamante ni jur gi dañ koy amal ci tool yi te mu sax mu mën a jur ay yàq ci mbay mi te it réeroo mën ci dox diggante baykat ak sàmmkat amal nañ ci nag ay waxtaan loolee nag SAED nekkoon ci ki nga xamante ni moom moo porté woon liggéey boobee ngir nag lépp rek mbayum wàllu mi mën a jëm kanam ci atub 2021 atub 2021 nag ñu ndar képp ko le 29 décembre mu jëm ci bisub lancement bu contre-saison chaude 2022 boobee nga xamante ni nag ci la ñu dajale acteurs yi fi nga xamante ni salle de délégation bu Dagana jëm ci waxtaanee ni nga xamante ni noonee la ñu war a waajalee li nga xamante ni moom moo di campagne bu contre-saison chaude 2022 loolee yëpp rek mu jëm ci wàllu taxawaay bi nga xamante ne ñii di SAED délégation bu Dagana am nañ ko ci mbay mi nga xamante ni moom moo di mbayum waalo. bu nag nekk loo xam ne taarix la léegi ci délégation Dagana rawatina ren nga xam ne dañ ko teel a amal waaye beneen particularité bi mooy dañu lëkkale ñaari délégation yi pour wane ni SAED benn la muy délégation Dagana ak délégation Lac de Guiers waaye beneen bi ci gën a am solo mooy direct bi nga xam ni wàllu digital def na ko pour permettre béykat bi même bu nekkee ci toolam bañ a dagg liggéeyam mën a xam li recommandation yi ñu arrêté. Donc globalement discussion yi dañ def le bilan de l'année agricole 2021 defaale aussi les prévisions saison sèche 2022 waaye waxtaane waale aussi ci innovation paysanne bi nga xam ne béykat ñu ngi koy faral di def léegi mooy les semis précoces. Bilan année agricole bi nag globalement liñ ci mën a retenir donte ci contexte bu métti lañ demee woon parce que ku ne xam na 2020 ni mu fi jaaree ak sinistre yeeg yooyu mu jural leen ay endettement vis-à-vis de la banque jural leen ba aussi état indemniser leen à hauteur de 2 milliards mais terewul dem nañu campagne ci conditions yu métti ce qui fait que globalement 44 593 hectares réalisé nañ ko ci délégation pour les deux campagnes contre-saison chaude hivernage loolu nag ñi ko porté woon pratiquement c'est les privés ak les deux communes mooy principalement commune de Diama et la commune de Rong. mu di at moo xamante ne at mu yëngu la ci SAED mi nga xamante ne mi ngi am taxawaay ci li jëm ci wàllu mbayum waalo ci jamono bu nekk rawatina nag atub 2021 bi nga xamante ne ràññee nañ ko bu baax loolee waral sax ñu jël raaye bi nga xamante ne moom moo di prix du management et de la performance ji li nga xamante ne moom moo di Waalo Excellence 2021